Ben Salman bi mu ñëwee ba léegi robinet yi dafa commencé tëju robinet financement yi dafa commencé tëju donc forcément soxla nañu wanewaat ne ñoom ñi ngi exister bind ay invitation yónnee ambassade bu Arabie Saoudite def ay vidéo yónnee ko ci mamlaka pour que financement yi mën a continuer waat di dugg parce que système bi ñu daan def bu njëkk ba di photo ay jumaa yu yeggul di ko yóbbul waa Arabie Saoudite ñuy financé wala di photo ay tabax yu yeggul dem yóbbul leen ko ne leen ay école la gars yi di financé système boobu dafa obsolète léegi il faut ñu réinventé waat beneen système bu bees mooy wan leen ne léegi nag ñun sampu nañ biir Sénégal existé nañ en tant que force boo xamante ne kenn mënatut a dem sans ñun parce que mbooloo maa ngi nii donc venez nous aider en tant que benn force boo xamante ne boo moytuwul sax lañ daan def danañ def lu ko raw ndax léegi nekk nañ benn force loolu mooy première bi. deuxième bi mooy opération de séduction bi dem na ba fi mu toll nii réew mi gis na ne xat na fi depuis nangami at une vingtaine d'années et plus yaa ngi fi xataay boo xamante ne xajoowoo ak kenn ku dul ñi la gëm ak say taalibe léegi naka ngay réinsérer waatee sa bopp ci réew mi pour ñuy compter waale ak yow surtout que gis na ne ñi ko fi gën a déranger wala ñi ko fi daan gën a déranger jugee nañ fi mooy Sidy Lamine Niass ak Cheikh Tidiane Gueye ak ñu mel ni ñoom mu ne nag xaaral mu relancer waat boppam. ñetteel bi mooy dañu nekk ci benn mouvement politique maanaam benn situation politique bu xaw a mouvementé donc rapport de force yi dafay imposé wu njiit lu nekk wala kilifa diine gu nekk wala ku jiite mouvement bu nekk dafay jéem a wane dooleem wane mbooloom pour que bu ñuy tracté waale ñu tracté waale ko jege waale ko pour moom tamit mu mën a am sa part du gâteau moo tax il faut que moom tamit mu wan politiciens yi wan autorités yi ne leen kat man tamit am naa mbooloo te ci biir mbooloo moom mu am na ay députés yu ci bokk am na ay mbër yu ci bokk am na ay diw ak diw yu ci bokk moo tax ngeen dégg ko ci biir discours am mu wax ne ay boroomi xam-xam ñoo nekk ci suñu biir ay intellectuel ay nàngam parce que il faut mu wan nit ñi ne ñun du ñu mbooloo ab gétt xar kon soxla ngeen ñu ñëw leen ci ñun loolu la. alors bu ñu continuer ci discours Ahmed Lo bi ba léegi mu am benn affaire bu mu wax bu xaw a am man daf maa tiital bi ma ko déggee mooy ne mës naa dox ba timis fekk ko ci yoon bi xaw ma ban julli la waxati mu dugg ci jumaa Tuubaa bi julli bi mu génnee mu dajeeg benn waaye mu ne ko ah ndeke yow da ngay julli fii mu ne ko ah waa gis nga li nga gis nangam ak nangam ay taalibeem ay mbocc mboraan commencé di ko ci saaga ci seen groupe WhatsApp yeeg yooyu lu nekk yàq nañ ko waaw cheikh bi ndeke daf ñu doon nax dafay contradictoire ak li muy jàngale nangam ak nangam gis nga audio yooyu boo ko déggee tu comprends deux choses premièrement mooy ndeke yar nañu ay xale ci jàngal leen pas-pas bu bon ba xale yooyu gëm ko ñi yar leen ci bañ màgg ba pare ñoom tey ñu bëgg a rocceeku te olof yi dañuy wax ne ku yar sa kuy ba mu màgg bu yow lay njëkk a mbëkk ñaareel bi mooy ñoom salafiste yi ni ñuy jàngalee seeni xale masalaay diine ji jàngale bu erroné la parce que boo dégloo explication yi ñu génn di joxe ginnaaw gi moo xam muy Mor Kébé ak ñeneen ñiy wax ñëpp ñoom Omar Diallo ak ñoom ñooñu da ngay xam ne ndekete am na lu baree bari lu ñu nëbbu xale yu ndaw yooyu te waxuñu leen ko woon te bu ñu leen ko waxoon konoon xale yi du ñu extrémiser wu fi ñu toll tey bëggoon naa yaatal lool nag jël masala yi benn par benn te mais xam naa bo avec le temps incha allah ci semaine yi di ñëw premièrement lu mel ni masalaay julli ci jumaa bu am bàmmeel Ahmed Lo nee na julli na ci jumaa Tuubaa bi ñun li ñu xamoon mooy ñoom ci ni ñuy jàngalee seeni taalibe dañ ne leen bépp jumaa boo xam ne dañ faa suul nit daganu ñu julli fa parce que dafay soppali ko armeel loolu la ñuy jàngal seen taalibe yi mais nag bi ñu demee ba commencé dugg ci garage commencé am problème seen xale yi commencé di leen critiquer ñu commencé génn nag di leeral masala bi naan déedéet masala bi liñ ci jublu mooy jumaa ji tànk bu fekkee benn miir sax moo dox diggante jumaa ji ak rawdu bi kon loolu nekkatul bàmmeel jumaa ji dafay des di nekk jumaa
du am àttey bàmmeel. li ñuy bañ daal mooy booy julli sa digganteeg néew bi wala sa digganteeg fi ñu suul néew bi bu ci dara dox, loolu la ñuy bañ. mais par exemple bu fekkee ci benn néeg la nekk te néeg boobu noonu nekkul ci diggu jumaa ji, nekkul ci nangam ak nangam, loolu amul problème. yaa xayti lu tax leeral yooyu mosu leen koo leeral depuis 1900 nangam nangam ba léegi? Pourquoi vous n'avez jamais expliqué aussi limpidement et explicitement masala bi nu mu toll? xam ngeen nag luy seen problème mooy li ngeen di leeral tey nii ñun bu yàgg lañu ko suñuy sëriñ leeralal moo tax yéen nag ngeen nëbb ko seen taalibe yi, dëpp leen leket, takkal leen ay lunettes ne leen bu leen déglu mutasawifa yi, bu leen lig seeni téere, bu leen nangam bu leen nangam. jox leen benn doctrine ak benn direction ñu dem ba gëm ne loolu la. jàpp ne bépp jumaa bu ñu suul bàmmeel fépp fu ñu ko mënti suul ci jumaa ji mooy jumaa ji dafay nekk jumaa ju aram pour ñu jullee fa. jàpp ne bépp jumaa bu ñu suul néew ak fépp fu ñu ko mënti suul foofu dafa nekk loo xamante ne dañ kaa war a sulli wala dañ kaa war a bombarder. mais bu ngeen leen jàngaloon tafasil yi maanaam détails yi bu ngeen leen ko jàngaloon que ne leen bu ñu xasee def benn mur diggante fi ñuy jullee ak fi ñu suul néew bi kon àtte bi dafay changer. bu ñu xasee def néew bi ci beneen néeg boo xam ne bokkut ak fi nit ñi di taxaw di julli àtte bi dafay changer konoon problème du am. ñun loolu lañ ñu jàngal. yéen tey bi ngeen demee ba jaaxle pour muccal seen docteur bi wax ne moom julli na ci jumaa Tuubaa bi ngeen koy commencé di génnee kon ndekete xamoon ngeen dëgg da ngeen koo nëbboon. xamoon ngeen dëgg da ngeen koo nëbboon. léegi nag lan mooy àttee boroom xam-xam bu xam dëgg nëbb ko du ko génnee lu dul bu nekkee ci jaaxle ak ci diggante. mais bu nekkul ci jaaxle ak ci diggante manipuler dëgg gi manipuler xam-xam bi nu mu ko neexee lan mooy àtteem yéen a ma ko gën a xam jarul ma leen koy wax. kon fi ñu suul Baye Niass nga xam ne dañ ko def ci benn place boo xamante ne ça n'a rien à voir ak fi nit ñi di jullee diggante bi sax am na espace bu yaatu bu ci dox boo xam ne foofu lay imaam bi sax di jaar buy julli ci foofu la benn buntu ci buntu jumaa ji nekk moom mu ngi ci côté bële jumaa jàng ci côté bee fi mu nekk noonu tamit ñu tabax ko ci biir fi ñu tabax noonu tamit ñu encercler waat ko. lu tax du ngeen am honnêteté ngeen wax seen taalibe yi ne leen jumaa Medina Baye bi amul àtte armeel jumaa bu dagana lu jullee la fa ñuy denc Baye ak fa ñuy jullee bokkul? lu tax du ngeen koy wax seen taalibe ba tey ba ngeen jaaxlee ci ngeen koy soog a wax. fi ñu denc sëñ Touba ci bërëbam ak ci jumaa ji ça n'a rien à voir, jokkoowul. place la boo xamante ne dañ ko encercler tabax ko jumaa ji nekk nii ñu tabax ko moom tamit mu nekk palaasu boppam. lu tax mësu leen na wax seen taalibe yi ne leen jumaa Tuubaa bi dara nekku ci jumaa ju baax la ju dagana jullee la? lu tax ngeen di leen di wax naan ay jumaa juñ suul néew la, jumaa juñ suul armeel la? lu tax fi ñu denc sëñ Babacar wala fi ñu denc Cheikh Sidi Hadji Malick nga xam ne dañ ko encercler nii nit ñi duñ jublu julli fa, jumaa ji dafa nekkee nii nit ñi di jublu penku bi, lu tax du ngeen di wax seen taalibe yi honnêtement, intellectuellement honnête, du ngeen leen di wax ne foofu amul àttee armeel jumaa ju baax a jullee la? ba tey bi ngeen jaaxlee ci ngeen koy soog a génnee. Pourquoi cette malhonnêteté intellectuelle là? Et ku ko nar a génnee nar koo leeral ngeen ne dafay xeex sunna, dafa bañ waa sunna, yéen way na waa sunna yoo xamante ne nëbb xam-xam ak réeral nit ñi kese ngeen fi nekkee ba fekk ngeen ne kenn du ko wax. C'est ça que je vous demande et je vous ai demandé depuis 2016 bu ngeen bëggee waxu xam-xam ñëw leen ñu teg masala yi ci table bi ñuy discuter ko. Vous allez voir soit de deux choses l'une, soit ngeen dëppoo ak ñun ci li ñuy wax, soit ngeen xam ne seen déggin moo réer yéen a juum. waaye ñëw rek jël ay étiquettes yu rafet takkal seen bopp, jël ay étiquettes yu bon takkal nit ñi, yéen yéenay doomi yàlla yi sëti yahudi yi jarbaatu nasaraan yi, ñeneen ñi ñooy doomi firawna yi jarbaatu haamaane yi sëti namruda yi. loolu fan ngeen ko teg? alhamdulilah bi docteur waxee ne julli na ci jumaa Tuubaa bi, parce que bu ko waxutoon ba bis penc du ngeen wax seen xale yi ne leen ndekete jumaa Tuubaa bi lu dagana jullee la. alhamdulilah. xam nga yàlla dafay borom xam-xam yi dañuy wax ne yàlla bu nammee def dara danay feeñal dëgg ci làmmiñu ci làmmiñu noonu wal haqqu maa shahida bihi al-a'daa. kon nañ sant yàlla ci ba docteur waxee ne julli na ci jumaa Tuubaa bi, parce que bu ko waxutoon konoon ba bis penc du ngeen mës a expliquer seen taalibe yi que ne julli ci jumaa boobu dagan na, ndax jumaa ji ak armeel yi wala jumaa ji ak rawdu bi bokkul.
tey jii bu docteur waxoon ne julli na ci jumaa Medina Baye bi da ngeen ñëwaat wax ne julli ci jumaa jooju dagan na masala bi nangam ba dem wax ne kon ndekete jumaa ji du am àttee armeel ñun loolu lañ soxla dee leen wax loolu bu ngeen doon wax loolu léegi tey ñu juboo ak yéen parce que ñun loolu la ñu xam te loolu la xam-xam jàngale borom xam-xam yi bind yépp ci masalaay tabax jumaa ci armée suul néew ci fu ñuy jullee nii lañu traité masala bi mooy ne tant que am na xaajis maanaam am na barrage wala barrière bu dox sa digganteeg fi ñu suul néew bi mënoo jox jumaa jooju àttey armeel mënoo koo jox àttey bàmmeel te mënoo am droit naan dafa xaraam ñu jullee fa tant que am na barrage bu fa dox rawatina nag ñu tabax fa ngan di mur rawatina nag mu nekk sax boo xam ne beneen bërëb la bu bokkul et dégg naa Mor Kébé ci explication yi mu def muy dem ba wax ne masala bi dafay gën a yaatu ci bu fekkee néew bi moo fekk ci jumaa ji maanaam dañoo tabax jumaa ji ba pare ñëw suul fa néew bi wala bu fekkee dañoo njëkk a suul néew bi jumaa ji di yaatu wa dem fekk ji ko nangam ak nangam mais pourtant li ngeen di wax ni ñun xam nañ ko depuis des années ngeen foog ne suñu sëriñ yi ay jaahil lañ ngeen foog ne ñun seeni taalibe ay jaahil lañ ñun tamit mais dañ koo jàng xam ko maîtriser ko moo tax ñu mën a def li ñuy def. léegi nag gare à vous les jeunes qui écoutez les Ahmed Lo, vous qui écoutez les Ahmed Lo, les Mor Kébé là, gare à vous, ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ressaisissez-vous maanaam lañ leen doon wax ne réer la parce que waa tasawuf dañ koy def tey moom la ñuy ñëw di approuver ne dëgg la masala bi masalay xam-xam la te waa tasawuf loolu li mu leen di war a wan yéen jeunes salafistes yi mooy ne ndeke waa tasawuf ñu am xam-xam lañ balaa Ahmed Lo di juddu. waa tasawuf jàng nañ ba goreel téere yi te ba léegi Ahmed Lo man gëm naa ne comme ni ko Moustapha Sy la waxee mën naa jàngaat ci Sénégal 10 ans ba léegi am na ay téere yu mu soxla tëralu ba léegi am na fànn xam-xam yu mu soxla yokkute fii ci Sénégal te ñu ko mën a jàngal ñu ngi fi man xam naa fii ci Sénégal ñoo xam ne mën nañoo jàngal Ahmed Lo 10 ans te duñu xool téere arrêté leen seen arrogance bi tuuti bu ngeen wàccee ci kaw suuf rek am les pieds sur terre ñu juboo ak yéen. loolu mooy premier masala bi ci masalaay tabax jumaa ci armeel ñaareelu masala bi mooy masalaay wax ne dañuy dénoncer te duñu tudd tur dañuy dox doxinu alxuraan fee yi lay dénoncer mais pourtant bu fekkoon ci loolu kese ngeen yem wallahi duñu am ak yéen problème parce que loolu noonu man moom laay def samay morom moom la ñuy def samay sëriñ moom la ñuy def gis nangam ñu ne ñàngam jaaduwul nangam sëriñ bi jàngalewu ko nangam daganul mais yéen est-ce que loolu ngeen def yéen da ngeen di ñëw jël benn fait bu singulier ngeen englobé ko dajale nit ñëpp ak gëm-gëm yëpp ak tasawuf bi ñu bokk ak diine jañ bokk yëpp ngeen takk ñu génnee ñu ci lislaam dugal ñu ci beneen diine yéen loolu ngeen def moo tax ñu am ak yéen problème maanaam man bu ma gisee taalibe Baay bu def njuumte dama ko naan li nga def nii Baay jàngalewu ko lii bokkul ci doxalinu Baay mais du tax ma récuser faydu bi complètement ne faydu bi baaxul wala nangam du tax ma def loolu bu ma gisee taalibi Tijaan bu def ab njuumte dama ko naan lii bokkul ak jàngalee Cheikhu Tijaan yow sa njuumte la singulièrement mais du tax ma takk tarixa Tijaan ci mbuus sànni ko ci poubelle bi comme ni Ahmed Lo def léegi yéen seen méthode bi ngeen di doxee moo leen jural problème mais bu ngeen doxoon kon méthode bi nit ñi di doxee ci di dénoncer te teg ko ci xam-xam te di yemale lenn lu nekk kaka jëf ca jëf ja kese ngeen bàyyi diine ji ngeen di génnee nit ñi konoon kenn du am ak yéen problème ñun amul kenn ci ñun ku mës a weddi ne tasawuf am na ay dérive amul kenn ci ñun ku mës a weddi ne wahhabisme waxuma la am na ay dérive mais wahhabisme ci boppam dérive la amul kenn ci ñun ku ko weddi amul kenn ci ñun ku weddi ne nekk chia am na ay dérive amul mais ndax dafay tax ñu jël wahhabiste yëpp takk leen génnee leen ci lislaam wala ndax dafay tax ñu jël sufiyanke yëpp takk tasawuf ci boppam génnee ko ci lislaam wala ndax dafay tax ñu jël chia yëpp ak chiisme takk ko génnee ko ci lislaam loolu du doxinu xam-xam léegi xaaral ñu ñëw aux choses les plus sérieuses ci téere Ahmed Lo bi téere bi nga xamante ne ñu ngi ciy wax ne moom mësta saaga kenn téere bi téere xam-xam la critique intellectuelle la def critique scientifique la il faut lui apporter des réponses scientifiques xaaral ñu ñëw ci ñu jéem a xool tuuti li nga xamante ne nii
mën nañ ko cee kii gis nga d'abord ñun bañuñu ko bind téere te foofu ma jox leen réponse que ne li ngeen di sonal nit ñi toujours naan ay nañu bind tontu ko gis ngeen téere bi téere Cheikh Tidiane Gaye la rahimahullah mu ngi tudd kitaabu taqdis bayna talbis wa tadlis wa tadnis. Il a écrit en réponse à Ahmed Lo et son livre daf ko bind pour tontu Ahmed Lo ak téere bi téere baa ngi nii Cheikh Tidiane Gaye moo ko bind. gis ngeen téere bi téere Sidi Lamine Niass la rahimahullah mu ngi tudd al fikru suufi bayna al i'tiqad wal intiqad qiraa fi salaasa utruxaat jaamiiya manshura li docteur wala li dakatira Alaaji Njaay Ousmane Dia Mohamed Ahmed Lo téere bi téere Sidi Lamine la téere bi téere Cheikh Tidiane Gaye la moom tamit mu ngi tudd laa yafqahuun téere Cheikh Tidiane Gaye la rahimahullah. kon arrêtez de dire que na nit ñi bind tontu leen ñaata yoon la ñu bind et ñi bind tontu leen est-ce que wax ngeen ci ñoom est-ce que tontu ngeen leen liñ leen critiquer ak fañ leen dul baaraam est-ce que tontu ngeen ci lañ leen wax ne njuumte la est-ce que répondre ngeen ci jamais. Cheikh Tidiane Gaye li mu bind nii ba bi muy génn àdduna Ahmed Lo waxu ci piip waxu ko ci au contraire Sidi Lamine daf leen invité débat Ahmed Lo daw. Sidi Lamine li mu bind nii ba bi muy génn àdduna Ahmed Lo waxu ci lu dul ay saaga bi mu ko bindee man wallaahi alhamdu téere bi man la ko Sidi Lamine njëkk a may balaa mu koy publier man la ko njëkk a may bi mu ko bindee Ahmed Lo dafa bind benn risaala maftuha benn lettre ouverte lu nekk mu yàgg ko ci Sidi Lamine lu ne bay wax naan ay Sidi amul xam-xam Sidi amul xamul tasawuf Sidi nangam lu nekk mu yàgg ko ci. kon arrêtez de demander aux gens d'écrire pour vous répondre les gens ont écrit léegi li des mooy ngeen wax seen taalibe yi lu ñooñu bind comme ni ngeen leen di waxee li Ahmed Lo bind ñu xam bu ko defee ñu comparer jël leen téere Cheikh Tidiane Gaye bi ngeen jàngal ko seen taalibe ba xam gars yi duñ génn ci salafisme bi ngeen nekk jël leen téere Sidi Lamine bi ngeen jàngal ko seen taalibe ba xam du réduire Ahmed Lo ak son mouvement à néant epsilon de zéro la koy réduire léegi. boo ñëwee ci téere Ahmed Lo bi ñun li ci suñ problème sincèrement mooy wax naa ne bañuñu ko bind bañuñu ko critiquer intellectuellement et scientifiquement bañuñu ko dul baaram ci yenn mbir yi mais Ahmed Lo dafa bind téere tuddee ko sellal gi waa tasawuf di sellal seeni sëriñ ba di leen yóbbu ci maqaamay yàlla ak ab yonentam ci biir téere boobu mu wax ci ay wax premièrement mooy dafa wax ne moom doxalin bi muy doxee ci téere bi mooy bépp wax ju muy indi daf koy jëlee ca ka wax ja walla ca fañ ko bind ca maanaam ca référence cosaan bi mu ne lenn rek mooy tax mu ut référence intermédiaire référence boo xam ne dafa toxal mooy soit mu nekk ne te lii mu ngi ko wax ci page 19 ci téere bi mu ne soit mu nekk ne référence su cosaan bi existé wul maanaam dafa réer mënatuñ koo am wala mu nekk ne référence su cosaan bi dafa nekk en manuscrit boo xam ne moom jotewu ci pour mën koo liiral boppam wala mu nekk ne référence su cosaan bi dañ koo bind ci beneen langue boo xamante ne moom déggut ko beneen làkk boo xam ne déggut ko am ku ko traduire moom mu jëlee ca kooku traduire donc ñetti doxalin yi mu ne ci lay doxee d'accord. léegi bu fekkee ci ñetti doxalin yooyu la nañ xool ba xam téere bi c'est scientifique ou pas ak ndax moom la mu wax ne moom lay doxee ci téere bi respecté na ko jusqu'au bout ou pas. boo demee ci téereem bi di nga ko fekk ci page 559 jàpp 560 mu wax ji nga xamante ne moo jur coow lu rëy lii te man ma jàpp ne am na lu ko gën a rëy lu ko gën a garaaw ci téere bi foofu mooy wax ne sufiyanke yi lu xaraam amul ci ñoom dagan na yaay sëy ak doomam bu góor
bàyyi sëy ak doomam bu jigéen, sœur sëy ak frère am, frère sëy ak sœur am. léegi ñoom li ñu nekk di layalee loolu ba Omar Diallo gis naa ko mu dem toog ci plateau Tounkara bi ne daf koy layal ni ñu nekk di ko layalee mooy Ahmed Lo dafa toxal wax ji, il a cité, donc du ne moom moo ko fent. Mais déedéet, c'est pas vrai, je suis désolé mais c'est pas vrai. Ahmed Lo la mu cité na ko, mais la mu commentaire ci ginnaaw citation bi ñun loolu la ñuy wax. baatu fa haulaai naasi boobu ba paragraphe bi jeex loolu waxu Ahmed Lo la min banaati afkaarihi, loolu cité wul ko ci kenn, moom moo ko wax. wax ne sufiyanke yi lu xaraam amul ci ñoom, laysa indahum maa yusamma bil xalaali wal xaraam falal uxtu taxrumu ala axiha. loolu waxu Ahmed Lo la, waxu ngóor si Lo la. loolu benn la, il faut mu leer ci bopp nit ñi. maa ngi gis Omar Diallo dem di ci jéem a nax Tounkara ba Tounkara naan ko waaw yow kay li nga wax ni dafa mel ni fulla ndëmoon nga ñëw taal fa lamp. c'est faux. man nag li ma naqadi mooy suñu doomi bàjjen yi duñ ñeme mukk nga boole leen plateau ak ku leen di indil réplique contradictoire, jamais. ñoom kenn ñooy ñëw monologue ba mu neex leen dem seen yoon. bu leen Cheikh Tidiane bi tey oowee débat ñu bañ, bu leen Sidy Lamine oowee débat ñu bañ, beneen animateur bu leen provoqué débat contradictoire ñu bañ. ñoom daal nañ ñëw ñoom kenn toog layam yi ba mu neex leen toog nit ñi lëndëm dem seen yoon. bu keneen ñëwee apporter leen la réplique ñu toog ci banc de touche yi naan waaw da ngeen ñoo waroon a invité, te saa yi bu ñu leen invité ñu daw. Mor Kébé Cheikh Tidiane bi tey invité na ko fi moom Moustapha Sylla ñu dem ba débat bi des 24 heures Mor Kébé daw ne dafay ne Atoumane lay yebal, Atoumane moom tamit joxe ngànt. loolu mooy première citation bi nga xamante ne gars yi ñi ngi nekk di ci coow. te Ahmed Lo manque d'honnêteté intellectuelle bi mu fa def mooy ba muy cité wax ji daf ne Ibnu Taymiya moo ko wax. Ibnu Taymiya mu joxe ñetti référence, benn bi mooy Bughyatul Muqtaad bu Ibnu Taymiya, ñaareel bi mooy Majmuul Fatawa bu Ibnu Taymiya, ñetteel bi itam téere Ibnu Taymiya la mooy al farqu bayna awliyaay rahmaan wa awliyaay sheytaan. léegi fi problème bi nekk, démarche scientifique bi ñu faussé mooy naka ngay ñëw ne yow da ngay wax ci aw nit, mais booy jël seen wax yaa ngi koy jëlee ci seen noon bu avéré boo xam ne ñëpp xam nañ ne seen noon la. maanaam mu ngi mel tey jii ma ne la yonentu yàlla Muhammad wala lislaam nangam nga ne ma kan moo wax loolu fan nga ko jëlee ma ne la Salman Rushdie moo ko wax. ndax Salman Rushdie dafa nekk benn xujja ci lislaam ba bu waxee ci lislaam ñu war koo jël, wala ma ñëw ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nangam nga ne ma kan moo ko wax ma ne la yahud yee ko wax. ndax waxu yahud yi des koy sukkandikoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. loolu mooy premier malhonnêteté intellectuelle bi Ahmed Lo def, maanaam indi waxu Tilmisaani ne Ibnu Taymiya moo ko wax. la waroon mooy nga jëlee ko ci téere Tilmisaani wala ay taalibeem, mais Ibnu Taymiya duut argument boo war a sukkandikoo ci booy wax ci tasawuf. loolu benn la. ñaareel bi mooy kan mooy Ibnu Taymiya, parce que taalibe Ahmed Lo yi ñu ngi koy jéem a layal. maa ngi dégg ñoom Omar Mbaye naan waaw Ibnu Taymiya siqa la boo xamante ne lu mu wax des koo war a nangu. maanaam Ibnu Taymiya bu waxee wax joo xamante ne moom kenn moo ko wax jooju moom ak weñ bii di naaw ñoo yem, benn valeur xam-xam wax ji am ko. xaaral ma jox leen benn référence te nag ma défier ci bépp ibaadu bu may déglu. bu la neexee nag ma saaga boo pare, waaye balaa nga may saaga wala boo saaga ba pare nag ma dimbalee nga tontu ma. bañu ma nga saaga, waaye boo saaga ba pare na nga tontu. dellu ci téere bi tudd Minhaaju Sunna bu Ibnu Taymiya. baal ma nga dellu ci téere boobu ci volume 8 ci page 416 ci Minhaaju Sunna laa la waxuma la téere benn mutasawif, téere Ibnu Taymiya boo xam ne amul ñaar ñuy werante ci kaw suuf ne Ibnu Taymiya moo bind téere bi. dellul ci volume 8 ci page 416 di nga gis Ibnu Taymiya di wax lii mu ne kama fil xadis rawahu al-Buxaari an abi darda an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wala an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal yaa ayyuha nnaasu i'rafu li abi bakrin xaqahu fa innahu lam yus'ini qattu yaa ayyuha nnaasu inni raadin an abi bakr an umara wa usmaan wa ali wa fulaan ci volume 8 la ko waxee ci page 416 mu ne comme ci xadis bi nga xamante ne Buxaari moo ko riwaaya
jëlee ko ci Abu Darda mu ne yonent bi nee na yéen nit ñi reconnaître leen Seydina Babacar xaqam ak yelloom ndax mësta wuuteeg man mësumaa def lu mën a xadi xadis bi bépp saxiixul Buxaari bu nekk ci kaw suuf na ma salafiste àdduna bi déglu ñëpp laa waxuma salafiste Sénégal yi de salafiste àdduna bi yëpp commencé ko ci ñi nekk Saoudia boo ñëwee Sénégal commencé ko ci Ahmed Lo na ma ñëpp dégg amul ci benn téere saxiixul Buxaari ci kaw suuf ku ma ko génneel ci benn saxiixul Buxaari buy dox ci kaw suuf ma dagg sama tuba yëpp déjà sikkim bi gis ngeen commencé naa kaa guddal donc moom amul problème damay bàyyi mu gën a wàcc ma dagg sama tuba yëpp dugg ci salafisme léegi ku mën a fenal maa ngi jéggalu ci kàddu ci baat bi ku mën a sosal yonentu bi ci xadis muy Ibnu Taymiya ku mën a sosal yonentu bi ba pare askan ko boroom xam-xam bu mel ni imaamul Buxaari ndax kooku moom la ñuy doylooti mu naan ñu diw sàngam wax na wala diw sàngam nee na lu xaraam amut maanaam koo xamante ne lam yatawara an yakziba ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ndax kooku moom la ñuy doyloo feguwul ci fenal yonent bi feguwul ci fenal ay borom xam-xam di joxe ay référence di joxe ay saxaaba di joxe ay téere te wax ji nekkul ci téere yooyu ndax kooku moom la ñuy doyloo mu naa ñu Tilmisaani wax na saaga leen ma bu ngeen paree amul benn problème mais daal dimbale leen ma bu ngeen ma ko génneelee xadis bi ayyuha nnaasu i'rafu li abi bakrin xaqahu fa innahu lam yusini xattu bu ngeen ma ko génneelee ci benn saxiixul Buxaari sama sikkim baa ngi nii dèjà kii na damay peñe rek mu gën a wàcc bu ma toogee xam naa ay 3 mois watuwuma dina xaw a toll fii sama tuba yi am naa tëyër dama koy woo mu ñëw jël suba mu cëkkalal ma yépp bu ngeen ma ko génneelee ci benn saxiixul Buxaari ma nekk salafiste billahi allazi laa ilaha illa huwa billahi wallahi tallahi léegi seen sëriñ boo xamante ne amul maandu tey xam-xam ñemee sos xadis askan ko yonentu bi askan ko imaamul Buxaari askan ko Abu Darda kooku ngeen di ëlbatiku Ahmed Lo di bind ci téeréem naan wax na ne Tilmisaani moo wax nangam mais arrêtez un peu arrêtez Ibnu Taymiya waxam ci balance su xam-xam epsilon de 0 lay compter lu dul mu wax loo xamante ne am na ñu ko jiitu ci wax ko wala mu wax loo xamante ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci mais lu dul loolu Ibnu Taymiya wax lu ko neex am na benn téere bu benn boroom xam-xam bi ni bu tudd min aqtaabil kazzaabiina Ahmad Ibnu Taymiya al-Harraani bokk na ci xut bu ñi dàq fen ci kaw suuf Ibnu Taymiya téere bi am naa ko mu ngi ci néeg bi dama koo fàtte mais konoon ma génne leen ko fi war nañ ko min aqtaabil kazzaabiina Ahmad Ibnu Taymiya mën ngeen ko télécharger ci Google ba ma juumul léegi leen téere boobu ngeen xool da ngeen ndax di ngeen ñemee ëlbatiku fii naan ñu Ibnu Taymiya waxkatu dëgg la léegi leen téere bi tudd min aqtaabil kazzaabiina Ahmad Ibnu Taymiya ndax di ngeen ñemee ëlbateeku ci ñëw naan ñu Ibnu Taymiya waxkatu dëgg la léegi Ahmed Lo bu ñëwee ci téereem ne moom démarche scientifique lay def ñëw tuumaal mutasawifa yi lu toll nii ñi ne ko kan moo ko wax mu ne Ibnu Taymiya ñetti mbir ñoo fa dajee premièrement mooy Ahmed Lo ku ñàkk maandute la ku mën a tooñ la ñetteel bi mooy Ahmed Lo ku mal intentionné la parce que li muy def lépp ak la mu bind ci introduction téeram ne noonu lay doxee wuute na ak moom ñett yi ñoo fa dajee léegi nag téere bi en arabe lañ ko bind te ñun jàng nañ arabe mën nañ koo lire Ahmed Lo bindul ay chinois Sénégal gi ñu ko gën a dégg arabe kese ñoo fi nekk ñu ko gën a xam langue yaaram ñoo fi nekk kon mënta bind arabe bu jaaxal waa Sénégal kon toog fii di défier nit ñi naan saagaaw ma kenn ak yéeféerloo ma kenn c'est faux il faut qu'il arrête ce discours là wala bu fekkee ñeme na ñëw tànn plateau wu télé bu ko neex mu tànn ku ko neex ci taalibe tasawuf fi ñu toog ak moom génneel ko fi mu saagaa nit ñi loolu benn la ñaareel bi mooy nañ dem ci li mu wax ci Cheikh Ibrahim Niass al-Kawlaxi parce que boo leen indilee wax ji buñ layamee ba sonn après at the end def naa dañ naan la waaw téere bi sax moom waxut ak sufiyanke réew mi ñi muy waxat mooy sufiyanke yu nekk ci yeneen dëkk léegi am na ay gens yu naïf yoo xamante ne boo leen waxee loolu ñoom seen xol sedd na ah kon tuddoo sama sëriñ kon amul problème loolu ci naïveté la bokk maanaam bu ñu layamee ba sonn ne la waaw
téere bi waxut ak waa Sénégal waxut ak Sidi Hadji Malick waxut ak Baye Niass waxut ak El Hadj Omar Foutiyou waxut ak Serigne Touba ñoom sufiyanke yi nekk ci bitim réew ak ci yeneen dëkk yi di def ay dérive ñoom la Cheikh na docteur di waxat kon yéen amuleen nag ñoom problème xam nga lu tax ñu am ak yow problème ba léegi mooy tasawuf benn tasawuf la mu ngi mel ni nga ne lislaam boo waxee lislaam képp kuy wuyoo lislaam dëgg-dëgg fu mu nekk ci àdduna bi daf lay engagé ndax yéen a bokk ci lu ngeen nekk képp kuy wuyoo lislaam boo ne lislaam boo waxee ab jullit nag loolu moom yaa ngi moom la mais boo ne lislaam moom engagé nga 1,8 milliard de personnes. léegi boo delloo ci téereem bi ci volume 1 bi ci page 478 wax ji waxoon naa ko ay at ci ginnaaw yaakaar naa audio bi da ngeen ko fekk ci YouTube bi mais xaaral ma répété ko pour mu dugg ci bopp ñiy déglu. boo delloo ci page 478 Ahmed Lo dafay wax ne warada fi duaa in li Cheikh Ibrahim Niass al Kawlaxi fii moom kenn du wax ne cité wu fi Baye Niass xam nga dafa bokk ci yëfu yabaate yi ñuy def mooy dañuy toog naan la tudd ñu benn mag ñun tudd ñu benn mag boo delloo ci page 555 tudd na fa Baye Niass boo delloo ci page 478 tudd na fa Baye Niass boo delloo ci yeneen page tudd na fa Baye Niass Cheikhu Tidiane ak Baye Niass ak Cheikh Umarul Fouti la gën a yàpp ci àdduna bi lu mu yàkkut Cheikh Umarul Fouti da koo fàtte lu mu yàkkut Cheikhu Tidiane da koo fàtte lu mu yàkkul Baye Niass da koo fàtte man nag li ma jaaxal mooy taalibe Baye bu gëm Baye Niass dem di toog ci palaat ci jotaayu Ahmed Lo ba ca Grand Théâtre man loolu moo ma jaaxal ba léegi loolu laa mënta comprendre mais dinañu ci ñëw koo xamante ne desalu la dara yow ak say sëriñ Cheikhu Tidiane bi nga gëm deselu ko dara Ahmed Lo pour moom waliyaasu billah Cheikhu Tidiane moo gën a yées ci lu yàlla bind maanaam pour Ahmed Lo tasawuf ba tasawuf daj Cheikhu Tidiane da ci gën a yées parce que boo jàngee téeram bi wax jooju la ciy wane ne tijaaniya ak tijaan yi gëm-gëm yi ñu dugal ci tasawuf sax ñoom ñoo raw sufiyanke yu njëkk yi ak yeneen tariqa ya mu ne warada fii duaa in li Cheikh Ibrahim Niass al Kawlaxi mu daal di ubbi entre guillemets wax ji may wax nii mu ngi ci page 478 ci volume 1 téere bi mu def 3 points de suspension déjà ci manque honnêteté intellectuelle ci ni ngay cité aw nit xam ngeen lan la Ahmed Lo def fii dafa jël benn waxu Baye ne daf koy cité mais dafa jël ñetti wax yu bokkuñu téere bu ñu nekk bokkuñu année yu ko Baye wax bokkuñu circonstances yu taxoon Baye di wax mu boolante ñett yooyu yépp ci benn paragraphe def leen benn citation joxe benn référence comme si que wax ji ci benn place la nekk man li ma jaaxal mooy bu fekkee moom un académicien la un docteur la mën a def lii mooy ne académie boobu ñu koy jiiñ ak doctorat boobu ñu koy jiiñ ça doit être remis en question bu fekkee ña ko doon surveiller ak ñi jëloon teesam ba d'accordal ko signeel ko ñoom itamit ay docteur lañ moo ne seen xam-xam des na bi mu waxee loolu mu daal def 3 points de suspension mu ne warzuqnaa qutbaaniyata kulli qutbin wa fardaaniyata kulli fardin wa xawsiyata kulli xawsin wa jaamiyata kulli jaamiin xatta la nusharak wala nuzaaxam mu defaat 3 points de suspension gis ngeen première wax ji ak wax ji muy teg ci ginnaaw bokkuñu fañ nekk bokkuñu téere bañ nekk bokkuñu année yu leen Baye wax mu daal di ne wa turaqeenaa biha mu def entre parenthèse def bi salaatil faatixi ila xadaratil faatixi al xaatimi wa tutmisna fi muhammadiyatiha al ahmadiya wa turaqeena mu daal defaat 3 points de suspension wax ji moom itamit beneen wax la ju nekk ci beneen téere boppam mu daal defaat 3 points de suspension da daal di ne wa turaqeenaa biha ya allah ila xadarati siyaadati al mutlaqi saajiziyati xadarati al uluhiyati xadarati al waahidi al ahadi allazi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad mu def point. première wax ji mu ngi ci kanzul awliya ñaareelu wax ji daayiratu mataalib ñetteelu wax ji sirul akbar bokkuñu benn téere taalib Baay yi may déglu xam nañ li may wax. Ahmed Lo bi mu ñëwee def point te ñaan gi yemul fii parce que ba mu waxee walam yakun lahu kufuwan ahad Baay daf ci teg ne subhanahu wa taala laysa ka mislihi shay taala an zalika uluwan kabiran subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim
mais bëggut a indi loolu parce que bu ko indee du am lu mu jamee Baye Niass te dafa bëgg a jam Baye wane ne pas-pas bu bon la yor mais bu indee complément bi li ci Baye teg dafay wane ne Baye da doon wéetal yàlla di setal yàlla ci bokkaale di setal jaam yi ci nekk jaam yàlla des di nekk yàlla moom kenn ndax wax na fa ne subhanahu wa taala laysa ka mislihi shay taala an zalika uluwan kabiran subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ku wax lii ba pare mën a tuukaa tuumaal bokkaale yàlla ci wax Ahmed Lo indiwut ko mu dagg ko tibit sànni parce que bu ko indee yu akkiru alayhi safwatahu dootul mën a tuumaal Baye la mu ko bëgg a tuumaal mu daal di ne bi mu indee wax ji ba pare mu daal di tëj parenthèse wala guillemets yi mu ubbi woon mu def numéro 1 mu wàcc ci hamish bi war a joxe référence wax ji fi mu nekk mu ne Sirul Akbar page 451 jàpp page 452 mooy li ma leen wax léegi dafa jël ñetti wax yu bokkul téere ya ñu nekk yu bokkul année ya ko Baye wax yu bokkul circonstance mu boolante leen joxe leen ci benn référence ne ñoom ñëpp ñu ngi ci Sirul Akbar muy premier problème. deuxième bi ba muy joxe Sirul Akbar bi mu ne page 451 jàpp page 452 amul ci àdduna Sirul Akbar bu am 200 pages Sirul Akbar bu am 100 pages sax amut sàkkantuma 400 pages wala 500 wala 451 pages ku ma mën a génneel Sirul Akbar bu am 200 pages maa ngi koy xaar amul Sirul Akbar Baye ko bind ñun ay taalibe Baye lañ li Baye bind ñoo ko gën a xam Ahmed Lo fuuf bindu Baye yi ñoo la ko gën a miin fuuf amul téere Baye bu tudd Sirul Akbar bu am 200 pages sàkkantuma muy am 450 pages léegi Ahmed Lo bi mu defee référence ne Sirul Akbar page 451 jàpp page 452 fan la ko jëlee mu ngi mel ni ma ñëw ne la nangam ak nangam mu ngi ci Laxdari yu nga ne ma ci ban page ma ne la ci page 820 te Laxdari bi nekk suñu loxo matul 32 pages Laxdari bi nekk suñu loxo matul 50 pages sàkkantuma page 100 page sàkkantuma 200 léegi man ma ñëw ne la mu ngi ci page 820 ci Laxdari ça pose un problème académique et scientifique et méthodologique léegi yow nga bind li ñu titré la ci doctorat signé la ko ci ay professeur ak i docteur ñi ne ñoom ñoo la doon surveiller moo tax Cheikh Tidiane Gaye rahimahullah ba muy wax ci téere bi daf ne moom il doute sax est-ce que Ahmed Lo moo bind téere bi dafa mel ni Ahmed Lo moom daf koo signé rek maanaam dafa am beneen comité ak i beneen mbooloo ay naar yu bind téere bi biñ paree ñëw Ahmed Lo moom def ko ci turam moo tax al muwaqqi'u alayhi la ko daan tuddee ci nga xamante ne moom moo signé ci kaw téere bi Ahmed Lo daal di def commentaire am nag bi mu indee wax ji ba pare ak manque honnêteté intellectuelle bi mu ci def ba pare mu daal di def commentaire am te lii fii la danger bi nekk mu ne fa haza suufiyu lkabir xatta fi munaajaatihi yataraqa min alqutbaaniyati walgawsiyati ila alnubuwati summa aluluhiya bi uslubin yuqarriru al ittihaad alsuufi fi awdaxi suwarihi lii mooy problème bi lii maanaam ku la firil baat bii bu ne la Ahmed Lo saagawul Baye Niass boo ko mënee talaata meñ nga talaata ko ku dégg arab bu liiree lii xam na ne kii desalatul Baye dara ci saaga lan la wax mu ne suufiyanke bu mag bii kan la ci jublu mooy Baye Niass mim cité ci kaw mu ne ba ci ay munaajaatam maanaam ay ñaanam ak wéetal yi muy wéetal yàlla mu ne da ngay gis muy yéeg di échelonné jugee ci xutbaaniya dem ci xawsiya dem ba ci ab yonent maanaam nubuwatu dem ba ci nekk yàlla sumal uluhiya ca maqaama yàlla ga mu ne bi uslubin ci doxalin boo xam ne nag yuqarriru al ittihaad suufi dafay saxal di leeral di tëral dëgg-dëgg pas-pasu ittihaad mooy pas-pasu wax ne yàlla ak jaam bi benn lañ wala jaam bi mooy yàlla wala nangam yàlla ak jaam bi dañoo booloo bi sufiyanke yi gëm mu ne fii aw daxi suwar yi ci anam ba gën a leer ayca tegalal Ahmed Lo lii ci plateau wu télé mu liiral la ko firil la ko ba pare nga xool ba xam il osera dire que saagawut Baye Niass ku la mën a wax ne Baye Niass dafa jàngale wahdatul wujud comme ni ma leen citeel sànq ci page 555 ku la mën a wax ne Baye dafa yar taalibe mi ci wahdatul wujud
Baye dafa sos ay zaawiyam ci wahdatul wujud ëlbatiku wax na ne Baye ci ay munaajaatam dafay taqrir al ittihaad te ittihaad muy pas-pas boo xamante ne mboolem boroom xam-xam yi dañu ne ku ko gëm yéeféer la ba ci Baye Niass dafa bokk ci ñu gëm ne ku gëm ittihaad ak xulul yéeféer la nga ñëw yow ci sa téere di ko askan ne moom dafay saxal loolu da koo gëm ba pare yemu ci nga koy tuumaal ne dafay jàll jugee ci xutbaaniya di dem ci nubuwatu di dem ci xawsiyatu ba ci uluhiyatu ba pare bu ñu waxee yow ak say taalibe ngeen di wax ne saagawu leen Baye saagawu leen benn mag Sénégal fii boo fi saagaa Baye Niass loo deseel yeneen mag ñi li Baye Niass nekkoon ak li mag ñi nekkoon lépp benn la de boo saagaa Baye Niass bàyyiwoo kenn donc lii mooy problème yi nga xamante ne nii man dama leen cee jox ñaar mais mënoon naa leen cee jox des centaines et des centaines maanaam amul page ci téere Ahmed Lo bi page booy jël lu dul ne am na problème bu ci nekk kon téere bi boo ko tegee ci balance su xam-xam ça pèse 0 plus 0 plus 0 plus 0 multiplié par 0 boo ko tegee ci balance su xam-xam ndax li nga ciy fekk mooy sosal ay nit lu ñu waxut nga wax loo leen ko bu ñu waxee nga déformer seen wax pour mën leen a tuumaal bu ñu waxee nga dagg seen wax ci pour faire passer un autre message autre que ñoom bi ñu joxe boo demee ba nga xamante ne loolu yëpp amul nga joxe référence yoo xam ne référence yi existé wuñu lii moo fees dell ci téere yu Ahmed Lo bi ñun duwul ne dañoo ñëw ne Ahmed Lo dafa saaga suñ mag ñi rek di sànni ci air bi de dañu am ay dalil yu ñuy wax di la jox numéro page mu ngi nii page 555 wax nga fa ne Baye Niass dafa wax nangam dafay yer taalibe mi ci nangam loolu amul dangaa sosal Baye pour yéefeerloo ko page 478 dangaa wax ne Baye dafa def nangam li nga wax amul dangaa dagg wax ji modifier wax ji boole ñetti wax yu bokkul joxe référence bu amul lii mooy suñu problème ak yow Cheikhana son éminence docteur Ahmed Lo radiyallahu anhu lii mooy suñu problème ak yow kon waroon nga kaa boole ci sa discours bi wax état bi ak sa taalibe yi ne leen man docteur Ahmed Lo li ma wuutaleeg waa Sénégal ba ñu bañ ma di ma jéppi di ma nàngam mooy damaa ñëw fekk seen kilifa yi ñu gën a gëm ma tuumaal leen loo xam ne defuñu ko waxuñu ko jàngalewuñ ko ma wax ne dañ koo def dañ koo jàngale dañ koo wax lii moo tax gars yi taalibe yi bañ ma ndax waroon ngaa wax loolu boo ko waxoon rek ñun ñëpp on aurait applaudi ne la bravo wax nga dëgg léegi nag à l'état du Sénégal parce que xam naa ne heure bi mu ngi dem il faut ñu tëj à l'état du Sénégal de prendre ses responsabilités salafisme wahhabisme jël leen règle bi yàgg naa leen koo jox képp ku ne wahhabisme ak jàmm mën nañu cohabiter mooy ne dangaa bëgg a wax ne diwlin ak ndox mën nañu dëkk wala pétrole ak safara mën nañoo dëkk parce que am nañu jurisprudence ci bépp réew bu ñu mës a jaar amuñu benn réew bu ñu jaar jàmm sax fa amut soit ba ñuy jël réew mi ci violence lañ ko jëlee ak tour deret comme ni ñuy def Arabie Saoudite soit bañ ko jëlee ba pare violence moo fa régné ak terreur ak anarchie comme yeneen réew yi li fi am képp ku gis benn réew bu ay salafiste wahhabite jël réew mi ñu jëlee ko ci jàmm réew mi continuer des ci jàmm na ma jox benn exemple amul léegi naka la nit ñu mel noonu nag mën a ñëwee Sénégal ñëw na ñoom ñoo ñëw pour woote ci jàmm ñoom ñooy ñëw pour jàngal nit ñi naka la ñuy nekkee ci jàmm fu dëgg amul jàmm mënu fa am waaye fu tooñ di am ak ñàkk a wax dëgg jàmm mënu fa am te wahhabiste yi ci loolu lañu sosu tooñ nit ñi ak tuumaal leen ak sosal leen ak wax loo leen lu ñu waxut askan leen lu ñu gëmut dëkk loo leen fu ñu dëkkut koo def lii nag bu yàggee mu fipp ndax man taalibe Baay bi mënumaa gëm nga ñëw ne ma sa sëriñ Baay Ñas nangam ak nangam ak nangam la doon jàngale te ma xam ne Baay jàngalewul loolu taalibe sëriñ Tuubaa bi mënoo dem ci moom nekk sëriñ Tuubaa nangam ak nangam la woote te mu xam ne sëriñ Tuubaa wootewul ci loolu nan ngay nekkee moom ci jàmm léegi nag dafa am benn contradiction boo xamante ne ñoom noonu dañ koy dundee mooy gis nga nit boo ko bañee ba yéeféerloo ko wala nga ne nit bidaa la dangaa war a bàyyi léppam seen sëriñ Barbahaari yi dafa wax ci téeram bi tudd Sharhu Sunna mu ne
aakulu maa yahudi wa nasraani wala aakulu maa mubtadiin dinaa bokk lekk ak yahud ak i nasaraan waaye duma bokk lekk ak ab mubtadi léegi seeni sëriñ yi dañoo wax ne boo gisee nitu bidaa bu awee yoonu ndeyjoor teggil nga aw yoonu càmmoñ kon il faut que vous soyez logique avec vos principes Touba ga ngeen dëkk Dakar gi ngeen dëkk fekk ay nitu bidaa Tiwaawan ga ngeen dëkk fekk ay nitu bidaa Kaolack ga ngeen dëkk fekk ay nitu bidaa na ngeen am fulla ngir yàlla ngeen génn dëkk yooyu ngeen dem ci àll kirikoro ba ngeen sanc fa seen dëkk woote ci yàlla bu fekkee li ngeen di wax dëgg la ci yéen Serigne Touba bi muy sanc dëkk bi dafa dem ci àll boo xamante ne kenn musu faa dëkk mu fàkk dëkk woote ci yàlla uyusi ko Baye Niass bi muy sanc Medina ay garab ak ay bukki ñoo fa nekkoon mu dem gor samp dëkk woote ci yàlla uyusi ko sëriñ si woote ci yàlla ñu ci baree bari loolu la ñu def léegi yéen tamit bu ngeen amee ngor bu ngeen amee jom bu fekkee seen yaram bi deret moo ciy daw génn leen dëkk nitu bidaa yooyu ngeen dem fa ngeen di wéetale yàlla ngeen woote fa ngeen xool ba xam lu fees pick-up dana leen uysi mais mënu leen a nekk Touba wala ngeen nekk Tivaouane wala ngeen nekk Kaolack di jënd ay taxi di jox xale yi ñuy dawal wala ngeen dawal yéen ci seen bopp ay nitu bidaa di dugg ci taxi yooyu di leen fay xaalis ngeen di jël di lekk di tabax ay hôtel di tabax ay auberge di tabax ay école ci suufu ay nitu bidaa ba pare bu ngeen jugee di leen saaga di leen xas loolu mënta nekk. Soyez logique, soyez cohérent avec votre logique et vos principes. Soyez cohérent. Bu dee da ngeen a gëm ne Touba lañ fay def mooy yàlla la Touba lañ fay def biddaa la Touba ay nitu biddaa ñoo fa dëkk ci seeni téere seeni sëriñ dañ leen a jàngal ne képp ku nekk ci dëkk bu ay nitu biddaa nekk dafa war a gàddaay leen Sénégal yaatu na àll Kirikoro bi fii àll Tamba bi foofu dem leen ngeen dëkk foofu ngeen xool ba xam ñaari nit danañ leen uysi lu fees pick-up du ngeen ko am mais da ngeen di nekk ci biir nit ñi di déranger nit ñi di leen arranger ngeen di déranger. Et ba pare bu ñu waxee ngeen ne kenn du wax nekk Touba am fa ay centre commercial am fa ay boutique am fa ay magasin di jënd ak ñoom di jaayante ak ñoom te boo jógee di leen saaga te bu taxutoon nag ñoom doo am loo joxe dépense ci sa kër jël ay taxi di ko jox ay xale ñuy dawal di ko jox say taalibe ñuy dawal di yëpp ay nitu bidaa ba pare boo jógee di leen saaga di leen xas jënd ay suuf di jaay ci ay dëkk ñi nga xamante ne danga ne ay nitu bidaa lañ di utiliser seen ndox di utiliser seen courant ba pare boo jugee di leen xas di leen saaga wax ji li ko guddal li ko gàttal mooy Sénégal dëkk la boo xamante ne dafa am ñu ko mooñ ci woote ci yàlla soxlawuñu beneen woote bu bees buy nit di fi ñëw naan ñu nàngam leerul kaay ñu leeralal leen ko soit da ngay ñëw nga jàngalin boo xamante ne doo vexé kenn doo tooñ kenn nga woote jëmee ci yàlla ci sa gëm-gëm ak ci sa xam-xam soit nga may nit ñi jàmm mais mënoo fee ñëw li fi nit ñi bind yépp nga ñëw ne danga koy defal critique di jël seeni téere yi di modifier seen wax di jël seeni pas-pas di ko daggate di ko saaga ba pare di gëm loolu ay xale boo ëlbatikoo ñu xoj la ci miir bi nga nar a génn def déclaration naan man waxuma dara dañ maa tuumaal dañ maa sosal dañoo am acharnement ci sama kaw kenn acharné wul ci sa kaw kenn acharné wul ci sa kaw kenn acharné wul ci sa kaw yaa fi diwoo puudar génn nit ñi di la yuuxoo boo ko diwoo wutoon kenn du la yuuxoo alors léegi nag à nous les mutasawwif ma tëjee foofu nañu xoolaat suñ bopp ci biir jotaay boobu dégg naa benn jigéen bu def benn vidéo di wax ne macha allah ñun taalibe Cheikh na docteur Ahmed Lo radiyallahu anhu ñu ngi nii ñëw nañ gisoo kenn ku am pir gisoo kenn ku def boppi neen gisoo kenn kuy tëgg di fecc gis nga loolu ñuy ndamoo di ko tuddee sunna suñu sëriñ si ñu gëm ñun loolu lañ ñu jàngal lu tax ñuy seetaan ñoom ñi ci jiitu lu tax bu dee tëgg ak fecc la Baye Niass da koo aaye kon boo nekkee taalibe Baye di ko def ba ab ibaadu mën la cee jàmbaat
xamal ne yow yaa teggi jàngale nu Baye Niass mais boo ko toppoon du am baat bum la jam moom laa fi wax live bi passé nañu delluwaat ci suñu jàngalee sëriñ si parce que ñoom biñ fi nekkee ils étaient armés jusqu'aux dents ñañu yaroon dañ leen a jàngal ba ñu dañu réer waaye ñun tey dañoo xuus ci réer xuus ci fanatisme di def loo xamante ne nii moom lañu noon bi di amee lum ñuy jamee jamono Baye Niass ndax di nga gis benn jigéen bu taxaw ci kanamam di fecc wala benn jigéen bu taxaw ci kanamam solin boo xamante ne danga naan lii charia daf ko récuser kon tey bu jigéeni salafiste bi ñemee taxaw grand théâtre di la jàmbaat boobu yow jigéenu taalibe Baye bi wala yow jigéenu taalibe mutasawif bi moo xam muy taalibe Sëñ Tuubaa wala muy taalibe Sidi Hadji Malick yow yaa wàcc yoon xoolaatal sa bopp bukki bu yebee waxambaane ca doxin wala alors bi ci topp mooy suñu mbokk sufiyanke ya demoon grand théâtre ma jàpp ne dañ leen a trompé de bonne foi waaye ab salafiste doy na ci ñu jël waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom yonent bi moo leen jox tampon ne hum charu muntazarin yuntazaru hum kilaabu naar maanaam ñoom ñooy li yées ci li ñuy xaar ne dina feeñ ci xeet wi ñoom ñooy xaju biir safara yi maanaam ci biir safara sax ñoom ñoo fay xaj yi léegi ñu mel noonu yow boo ñëwee di ànd ak ñoom ba taxaw di wax naan tariqa yi dafa war a disparaître wala ci disparition la jëm je pense que c'est trop dire sincèrement je pense que c'est trop parce que l'islam mënta dox sans tariqa mënta nekk mënta dox sans tariqa ndax tariqa kat duwul dara lu dul organisation booy organiser jaamu yàlla yi nit yi doomi aadama yi organisation boo leen di organiser ci ñi mën a wéetal seen borom topp seen borom d'une façon organisée loolu mooy tariqa léegi soit nga tuddee ko tariqa tijaan wala nga tuddee ko tariqa murit wala xaadir wala nga tuddee ko tariqa salafiya wala tariqa ibaadu rahman dégg naa Mor Kébé moom ci boppam mu wax ne ñoom seen tariqa ma ne kon suñu mbokk yi ñoom tamit dañoo am tariqa te ñu yëguñ ko ndekete ñun ñu ngi nelaw xaaral ma tegal leen vidéo bi ñu déggandoo ko mu ne ñun suñu manhaj suñu doxalin suñu tariqa ana sëñ Modou Mbacké Touré gisoon naa mu partagé ko je sais plus fan laa mën a fekk vidéo bi donc wax ne tarixa yi dañuy disparaître wala ci disparition lañ jëm tout simplement parce que xëy na kii wax loolu am na frustration bi nekk ci xolam wala problème bu mu am ak i nit nañ déglu Mor Kébé après ñu continuer. loo wax ñu xëpp ci suuf bëgg nañ kut ko kut yàq sa der yàq sa image léegi dañuy daal di jël wax jooju commencé tasaare ko di indi ay jiixi jaaxa ci bopp ndaw ñi mais nañ def ndànk voilà nañ def ndànk fii kenn nekku fii di taskiye kenn ñun suñu yoon suñu manhaj suñu tariqa dafa leer ñun suñu yoon suñu manhaj suñu tariqa dafa leer. d'accord suñu yoon suñu manhaj suñu tariqa. ñun suñu yoon suñu manhaj suñu tariqa dafa leer. léegi nag man bi ma ko déggee sincèrement je me suis dit suñu mbokk yi nekk ñoom dañoo am tariqa.